Salut amis internautes de VIPpeople.net di am mbégte ak contentement doon jàkkaarloog yéen saay su ne di leen dalal nag seen biir site bi ngeen taamu di VIP People ak VIPinfo.net ñu fas yéene ñëw nag ci seen troisième numéro de la semaine émission 100% people ñu leen di jagleel tout ce qui est information people et faits divers ñu tàmbalee ko nag ci article bi nga xam ne moom it daal dina def buzz du net depuis hier mu nekk nag les graves propos du nouveau ministre de l'artisanat à ses militants léegi dina neex ñooy séddale lépp mu nekk nag loo xam ne doy na waar ba fa doy waar yem na révélation ñu bari naqarlu nañ ko lu waral nag ñu naqarlu ko lenn dong la mooy que ni ab kilifa yaakaar naa buñ la dénkee dara ci réew pour nga doxal ko la waaye tamit pour jéem a soqali côté boobu nga xam ne parti boobu nga xam ne jox nañ la ko ne la gérer ko ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu ñu daal di gis seen bopp waaye kilifa goo xam ne naka lañ la nomee rek nga daal di ne bërët woo say mbokk ne leen nag comme sonnoon ngeen ci man léegi jeex na tàkk dina neex dina yëngu ñun ñooy séddale ñooy séddoo dinañ doyal dinañ ci séddu ba mu doy mu nekk na kàddu yoo xam ne ñaawlu nañ ko ba fu lu ñaawle yem te du kàddu kilifa waaye tamit du kàddu njiit loolu rek mooy wane ni Sénégal pàccoo beek xiiroo beek ŋaayoo bi ci li nga xam ne mooy ministère yeek yeneen ak yeneen i domaines yi mu ngi bëgg ëppi loxo moo tax it dañuy gën di dellu ginnaaw ndax bu ñuy xalaat suñuy jeunes yi yaakaar naa ne yenn yi dinañ ko mujj bàyyi wala sax ñuy xalaat askan wi nañu delloowaat suñu xel bu baax a baax am na yoo xam ne dara jaru ko. buñ jógee ci actualité people boobu nga xam ne moom la ñu tàmbali ñu daal di ñëwaat nag ci beneen actualité people boo xam ne moom it mu ngi def buzz du net du kenn ku dul nag Baptême Ndoye Bane donne le nom de sa fille à Déguène Chimère moom la daal di jox turam Adja Déguène Chimère Diaw moom la tuddee doomam nag nii tey nga xam ne mu ngi doon njënte doomam bu jigéen boobu moom nag Ndoye Bane gannaaw bi mu defee acte boobu biñ ko laajee mu ne Adja Déguène Chimère dafa nekkoon nit ku dal waaye tamit nekkoon koo xam ne da doon jàppale nit ñi waaye tamit nekkoon ku baax nekkoon koo xam ne xol bi dara nekk ci woon nekkoon référence ci mim réew looloo tax nag mu taamu doomam jooju daal di ko tuddee di ko sargalee ba noppi nag di ñaan jikko yooyu nga xam ne gis na ko ci moom ba jël turu doomam bi jox ko doomam ju jigéen jooju daal di koy jël mu nekk nag nouvelle boo xam ne neex na ba fu neex yem ndax groupe Futurs Médias ñoom ñëpp daal dinañu kontaan ci tur boobu waaye tamit ñi nga xam ne ñooy ay njëgënaale Déguène Chimère di ay mbokkam ñoom métti ku ci nekk kontaan nga ci nouvelle boobu. buñ jógee ci loolu ba tey ci seeni actualité people du net ñu daal di ñëwaat nag ci beneen international boo xam ne jamono ji nag mu ngi fii ci mim réew kooku nag du kenn ku dul la Samuel Eto'o fils est arrivé à Dakar Samuel nag moom it daal dina yegg si fii ci mim réew gannaaw bi nga xamee ne nag dafa ñëw dans le cadre d'une opération de promotion d'une société évoluant dans l'industrie du transport aérien moom nag looloo tax mu daal di fi ñëw ndax société boobu dafa am correspondant boo xam ne fii la basé wu fii ci Dakar mu nekk nag koo xam ne moom it moom la ñu nommé ambassadeur de la holding Bako basé à Dakar mu war a participer nag ci conférence de presse boo xam ne tey jii la ko woote fii ci Sénégal média yi nag fas yéene fa daje jàkkaarloo ko international camerounais boobu di Samuel Eto'o fils mu daal di leen wax projet yi li ko wundu waaye tamit wax leen perspective yi nga xam ne moom lay waajal ak lenn li nga xam ne tamit moo ko tax a teew ci fii ci Dakar ñu koy wax bienvenue Samuel Eto'o fils ba tey ci seeni actualité people du net ñu daal di ñëwaat nag ci le président de la République Macky Sall moom it romb na sax def buzz du net ndax nee naa la depuis dimanche bi mu daal di defee remaniement ci la commencé nag buzz bi topp ko li waral loolu nag li yokk buzz bi nag mooy fal gi nga xam ne fal na ko kii di Idrissa Seck di njiital la parti Rewmi
looloo yokkoon nag coow li ci mim réew waaye tamit loolu la continué na di wéy ndax Idrissa Seck yaakaar naa ne lu ne dégg na ko façon bu ne traité nañ ko wax ju ne wax nañ ko ba suñuy comédiens yi sax ku ci nekk heure boo xëyee rek yaa ngi ci moom li ci mel ni sa Ndiogou ak Kouthia ñoom it ku ci ne am nga ci wàll gannaaw nag bu loolu weesoo nag Macky Sall daal dina ñëwaat joxewaat beneen décret mu ne cérémonie de passation de service la décision inattendue du président Macky Sall moom nag nee na jamono ji na bëggul xumbaay nee na pas de xumbaay nii de rumbaay nii de ngumbaay li nga xam ne nag ci moom moo di passation de service yooyu nee na nañ ko def rek ci dal nañ ko ànd ak daal di ko def ci dal ak tekk ak tey ak quelques personnes rek ku ne ñëw féliciter sa morom kii dugg kee génn rek ñu def ko ci jàmm ak salaam loolu le président wax yaakaar naa nañ ko defal loolu rek mu daal di neex. buñ jógee ci loolu nag ñu daal di ñëwaat ci actualité fait divers bi nga xam ne moom itamit wax nañ ci waxati ci waaye waxaat du bari wax du lenn nag lu dul wàllum immigration clandestine yi ndax jamono ji mu ngi gën di jël ampleur waaye tamit ñi nga xam ne ñu ngi ciy ñàkk seen bakkan mu ngi gën di wéy mu nekk loo xam ne nag métti na ba fu métti yam déjà rek 480 morts au large des côtes sénégalaises à une semaine mu nekk nag loo xam ne doy na waar ci giiru une semaine dong ñu am ci 480 morts nekk na loo xam ne nag métti na ba fu métti yem nag li ciy solution nag moo jaaxal ñëpp moo jaaxal mim réew ndax yaakaar naa bu dee ci wàllum sensibilisation ñu ngi koy def waaye tamit ba tey def mel ni doyul li ci mel ni ci wàllu nguur gi ñoo métti nee nañu ñu ngi ci def jéego mais ba tey des na en tout cas doy na waar te métti na ba fu métti yem. ba tey buñ jógee ci loolu ñu daal di ñëwaat ci ba tey ci actualité fait divers du net bii nag moo daal di nekk loo xam ne ngóoreek njàmbaxte kese la ndax yaakaar naa jàng ba yëy say lijaas yi ba pare nag ëlbatikuwaat dem di jaay yaakaar naa ne nag nekk na loo xam ne geste bu noble la nekk na loo xam ne ñu bëri nag war nañ ci jëlee leçon. Sénégal, Samba Fall titulaire de 2 masters vendeur de piment au marché Thiaroye. Samba Fall nag moom moo daal di xamle li ni mel moom nag foofee ca marché Thiaroye la nekk di jaay lu dul kaani gannaaw nag bi nga xamee ne nag jàng na ba am li nga xam ne moom moo di ñaari master nag amut liggéey mu daal di albatiku rek daal di dem ca marché ba di fa jaay kaani loolu nag wane na ne du honte tamit nekkul loo xam ne kersa war na ci dem ndax lu tax déjà rek ndegam ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng ba yëy seen kayit ñoom ñoo amul liggéey dem di taaba di daan seen doole leçon la ci ñi nga xam ne ñoo métti jànguñu waaye tamit leçon la ci ñi nga xam ne dañoo jàng ba pare xaddi bëgg a dem defi ji naka sudul noonu lii nag mooy di wane y a pas de sous-métier jàng dëgg la nekk ci biir bureau yi nag loolu la ñëpp di ñaan waaye tamit su ko yàlla dëggalool de grâce dem leen wuti beneen solution ndax jaay ngóora moo lay tax a doon ngóor ñu koy encouragé di ko félicité bu baax a baax di ko wax Samba fi nga jàpp foofu la di courage. ba tey ñu ñëw nag ci actualité fait divers ñu daal di génn nag Ndakaaru doxantu ba ci diwaanu Diourbel nag foofu li fa xew moom it doy na waar ba fu doy waar yem Diourbel des médicaments frauduleux d'une valeur estimée à 1,5 milliard de francs CFA incinérés foofu nag lañ ko daal di jàppee muy diwaanu Touba en 2017 lañ ko jàppoon médicament yooyu nag la ñuy daal di lakk ba mu jeex tàkk foofee ci diwaanu Diourbel ci fi nga xam ne nag foofu la subdivision des douanes de Diourbel daal di nekk waaye médicament yooyu nag buñ leen koy xamleel mooy que ni nag marchandise bi dafa daal di composé de 300 colis de 21 types de produits pharmaceutiques moom moo ci daal di nekkoon mu nekk nag loo xam ne doy na waar ba fu doy waar yem ndax fraude bu toll ci 1,5 milliard doy na waar ci mim réew mu nekk nag loo xam ne nag jot na nag autorité yi gën ci taxaw pour nag muy lii yu mel nii di daal di gëj ci mim réew. ba tey ci actualité fait divers nag ñu daal di ko tëjeek drame bi nga xam ne nag mu ngi amoon depuis ci 2016 waaye nag nekk na loo xam ne doy na waar ba fu doy waar yem mu ne le maçon assomme son
chef de chantier d'un coup de brique l'achève à coup de pelle et l'enterre sur place mu nekk nag loo xam ne doy na waar ba fu doy waar yem nag nit ki ko def nag maçon bi tudd mu ngi tudd Mohamed Diabang nag moom it gannaaw bu mu nekkee fale à la barre de la chambre criminelle du tribunal grande instance de Dakar moom nag biñ ko entendre ci la daal di wax li nga xam ne moom moo daal di xew moom nag li ko jote lekk patron boobu di Abdou Dione lenn rek la maçon bi dafa daal di liggéey ba wàcc di ko laaj journée maçon patron boobu di chef de chantier bi daal di bañ bi mu bañee nag mu daal di jël aw brique daal di ko dóor ci bakkan bi mu ko dóoree nag kooku daal di daanu mu daal di jël peel enchaîné kooku ay yett ba kooku sedd guy moom nag deful lu dul daal di jël néewu patron boobu nag gas foofu ci chantier bi ba mu xóot suul ko fa daal di ko fa dugal daal di nag daal di jël téléphone patron beeg pochette bi nga xam ne moom la patron bi yoroon nga xam ne amul lu dul 1500 francs nag daal di dem mu nekk nag révélation yoo xam ne doy na waar ba fu doy waar yam musiba naaru laay la ndax moom it yaakaar naa ne xëy na li mu doon seetaan ci film yi nag la daal di pratiquer mais ñaaw na ba fu ñaaw yam te tamit doy na waar ba fu doy waar yam xewul fenn nag lu dul fii ci mim réew la daal di xewee. Voilà, c'était votre émission 100% People doon am mbégte ak contentement di jàkkaarloo ki yéen say su ne ak di leen koy jox chaque jour tey mu nekkoon seen 3e numéro de la semaine ak di leen jox dig daje ëllëg ci même heure waaye d'ici là portez-vous bien et restez scotchés dans votre site préféré VIP People et info.net. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.